ñu njëkkee ci la nga xam ne moom lañ doon wax ni ki démb mooy la xew ci diwaanu Louga ci hôpital bi ni mel mu di xew-xew boo xam ne métti na ba yegg ci lool Sénégal yi ñu ci bëree bëri am nañ ci ay xalaat yoo xam ne génn na ci wàll bi mais également da cee bokk ñi nga xam ne sax ñu ci bëree bëri amoon nañ aussi xew-xew wala sax naqar yi ni mel jot nañ koo goxi ngir rek partagé ko askanu Sénégal mais nag xew-xew bi ni mel leneen loo xam ne judd na ci wàll bi kon soxna si nekkul sax dernière fois bi que njabootam di am naqar ci boobule l'hôpital ndax bu njëkk bëri na ñàkk woon na fa doomam bu njëkk mais après loolu mu mujjee fa ñàkkee bakkanam ak doomam après bi loolu amee nag ñu ngi wax ne ab enquête dinañ ko amal moom ministre mi nga xamante ni moo di Abdoulaye Diouf Sarr ak ñi muy àndal ñoom seen bopp amal nañ ab nit ñoo xam ne ñoo jëm ci wàllum enquête ñu dépêché leen ñu dem foofee ci diwaanu Louga décision bi nga xam ne jël nañ ko tey yi tamit conseil des ministres la génne moo di ka fa nekkoon directeur général bu hôpital bi moom dañ ko mujjee limogé maanaam dàq nañ ko ci ab décret loolu nag yëpp dafa bokk ci wàllum sanction bi nga xamante ni moom moo jur xew-xew ba fa jot a am loolu nag ci lañ fas yéene posé wu question maanaam jëfin bi ni mel ak ndogal bi nga xam ne jot nañ ko jël duñ ko mën a jàppee pour étouffer wala pour wane benn exemple ci jëfin boo xam ne ñaaw na ci kanamu sénégalais yi. non laataa may jox Mame Goor Diazaka tey ci jigéen ñi laa bëgg a commencer damay jox Absa Anne mu daal di réagir par rapport ak dogal bi génn ak xew-xew yi nga xam ne xew na fi boobu léegi Absa. waaw bu Ameth man dama jàpp ni Sénégal des fois dañuy bëgg di naxaate mel ni luy naxaate parce que bu mbir amee. c'est bien ñu jël ay mesures lu ci mel ni limogé ki nga xamante ne mooy directeur hôpital bi moom dama ko jàppee genre bouc émissaire maanaam utiliser ko rek pour mën a wàccee tension bi nga xamante ne moom moo am parce que xam nañu jamono ji ñëpp mer ndax li xew mais c'est pas une première c'est pas la première fois genre de situation yi di am bu ñu delloo ci ginnaaw tuuti ay bébé lakkoon nañ ci benn maternité te ba tey jii ni xamuñu koy responsable bi en plus de ça amoon na koo xamante ne clinique Madeleine la woon la même chose ay ñaata combien de personnes tey jii ñoo nekk di souffrir ci biir hôpitaux yi te amul kenn koo xamante ne joxoñ nañ ko baaraamu tuuma le problème man pour résoudre le problème il ne suffit pas de limoger une personne non kii nii nit la rek boo xamante ne dafa nekk ci biir système à mon avis système bi ci boppam lañu war a jël refonder ko xoolaat ko ci boppam lan moo waral nit di comporté woo nii ba tax nit di ci ñàkk bakkanam est-ce que xool nañ loolu ndax dàq directeur kese dina tax tey jii sage-femme bi nga xamante ne moo am benn comportement bi envers un malade waxuma sax sage-femme bi nekkoon ci circonstances yi mais ci beneen endroit ndax sage-femme boobu noonu dina tax mu changer comportement donc c'est bien prendre des mesures mais le problème est bien plus profond et dàq directeur kese résoudre ko. Merci beaucoup soxna Absa Anne Mame Goor par rapport ak situation bi ak déjà jéego yi nga xamante ne nii ñi nekk waa kër docteur jël nañ ko muy limogé directeur bi nan nga ko jàngatee. waaw ni ma ko jàngatee moom mooy benn rafetlu nañ ko le fait que ñu jël décision dindi ko mais Sénégal dañuy wax ci wàllu santé dafa mel ni ñi amul xol ñoo fa daje parce que. loolu Sénégalais yëpp ko dund dëkk boo dem ci Sénégal femmes yi ñun ñëpp dañu am ay soxna suñu soxna yi di toll diggante nga dem gunge sa soxna mais boo demee da nga fay fekk soxna comme moom mais yërmande bi mu war a am ci moom du ko am ci moom ay ba nga nekkee di def say affaire ñun fekke wuñ ko woon toogal nga muñ wala bu la neexee nga wasin ci kaw tali bi ay tontu yu ñagas la ñuy tontu femmes yi nga xam ne ñoo toll ci diggante te boo toll ci diggante yaa ngi nekk ci diggante dund ak dee donc il faut que ñi nga xam ni ñoom ñooy def médecine wala médecin yeeg sage-femme yi ñu xam ni ñoom tey bu leen dara jamee yëg-yëg bi ñuy am tey ki nga xam ni dafa tawat ñëw kooku dafa boole ñaar kooku dafa boole am métit ba pare am yaakaar parce que tey nit dina feebar sax yow médecin bi mu wóor ni kii du wér mais ni nga koy accueillir ak ni nga ko téye mën na dal xelam ba nga xam ni moom dina jàpp ni damay wér mais loolu amul fii parce que boo demee en Europe ñun ñëpp dañ fay tukki di dem man amoon naa benn genre estomac boo xam ne daf ma sonaloon fii mais France laa ko faje mais bi ma demee ku ma faj soo gisee dafay mel ni ku lay jaamu mel ni ku lay raamal di la laal di xool sa yi bu yàggee yow góor nga sax da ngay dem ba da ngay ragal mais kii est-ce que sax du góor jigéen parce que nu mu lay toppatoowee pour bëgg nga wér mais amul fii donc nag tey jii dafa yell ci képp koo xam ni tey da ngay def lu mel nii
ñu teg la ay daan yoo xam ni ñëpp dinañ yëg ni teg nañ la ay daan te Sénégal nag du médecine kese li fiy reye ñu bàyyi ko muy dox dafa bare laisser-aller bi dafa bare trop te lii occasion la boo xam ni tey man damay soutenir le président Macky Sall mais tey jii dama koy lancer benn alerte mu jàpp ni à part santé bi nii am na yeneen yu fi nekk tey da ngay gis ñoo xam ne dañuy ñëw jël loo xam ne pollution lay def ñu indi ko ci zone d'habitation tey da ngay gis ay kër yoo xam ne ak moom ak ay usines ñoo dendee usines yoo xam ne toxique lay def tey jii man damay jël exemple man fi ma dëkk Rufisque laa dëkk sortie 10 mu am benn usine boo xam ne ñun dëkk nañ fa des années usine bi mu démarré léegi ça fait 6 mois xaw ma 7 mois mu ngi tudd Bisa béton la ñuy produire boo xam ni poussière bi génn foofu ñi fa dëkk ñëpp ñi tuberculose la ñuy amee ñi amee pneumonie ñëpp a am problème foofu te ñi nga xam ne ñoo leen defal décret defal leen signature ci réew mi lañ nekk jàng ba am seen ay diplôme ay étranger tey yow ñi ko moom société turque la tey yow boo demee Turquie bëgg fa boutique rek bala ñu laa jox autorisation pour nga ubbi boutique buy jaay daal problème ngay am yow nga ñëw ci dëkk ñëw ci zone d'habitation jënd fa lu mat 2 hectares 3 hectares di produire loo xam ne toxique la day rey ay nit boobu nit ñi di ko alerter nit ñi di mais yow boo xëyee sax ni damay woo presse bi pour wax sax police ñëw taxaw ni la doo ko fi waxee léegi dañuy bàyyi di ko bayal ba am na benn usine bu nekkoon Yaraax bu fi amoon explosion et benn explosion ñu bëri dee ci affaire ammoniac loolu lan moo ko indi parce que nit ñi dañoo ñëw uuf usine bi tey nag yu mel noonu c'est à dénoncer damay profité nii ci occasion bi di ko wax le président di ko wax le gouvernement di ko wax le ministre de l'environnement nañu dimbali nit ñi ci li nga xam ni dañuy def pollution sonore en même temps di def poussière boo xam ni day rey nit ñi l'usine Bisa nous tue à Rufisque te usine bi dafa ñëw fekk population yi xam nga Sococim nekkoon na ci secteur boobu Sococim ba muy nekk Sococim man boobu xale laa fi mu nekk àll la woon nit ñi ak habitants yi ñoo ñëw fekk ci usine bi mais yow tey jii ñoo xam ne dañoo ñëw fekk ci ñu bi ñu démarré rek léegi amul 6 mois porté nañ plainte dem nañ gendarmerie de l'environnement ñu ñëw fa gis nañ ministre bi gis ñëpp nii muy traîner di traîner dañuy bàyyi nag ba mu def parce que loolu c'est des tueurs à gages parce que yow booy def pollution nit ñi di am ay tuberculose ñi bu ñu bàyyi ba weeru koor jot ñu dem jël seen 404 def ci 7 saaku ceeb di wër ci kër yi ñu dugg ñu dàq leen ci biti soxlawuñ seen ceeb parce que ki ngay mu ngi mel ni nga yor ginaaru élevage di ko jox kii nu mu tudd cox bu ko rete jotee nga rey ko sabe ku lay ñëw di la may ay ceeb affaire te yow li muy produit da lay rey amul sens donc nag loolu c'est des choses à dénoncer dafa bëri lu nekk ci Sénégal loo xam ne mu ngi rey nit ñi ñu koy bay boo xoolee rek tey jii mooy transport public bi ay njaga njaay yeeg car rapide yeeg yooyu xoolal tey jii dañ ci gis ay oto yoo xam ne am na 19 ans wala 20 ans wala 40 ans oto bi bu waa ji bu accéléré saxaar biy génn ci pot bi rek ñi muy jël ci arrêt yi dañ koy naan boobu ñu koy naan daf leen di rey donc dafa bari loo xam ni tey jii mu ngi rey nit ñi ñu koy bayal te c'est des choses yoo xam ni dëgg la le président Macky Sall jàmbaar la mu ngi defar tali bi mu ngi defar ay pont mu ngi defar yooyu yëpp mu ngi defar TER mu ngi defar BRT yooyu yëpp c'est bien mais dafa am loo xam ni il faut que nit ñi fàttaliwaat ko ak ñi ànd ak moom ñu fàttali ko am na ay affaires yoo xam ne mu ngi rey sénégalais yi ñu koy gis nii tous les jours doyadal ko bàyyiwuñ ci xel te ay affaires la yoo xam ni dañ ko war a régler donc lii nga xam ne tey jii moom la ñu def le directeur la man ànd naa ci mais nag bu mu yem ci moom sage-femme ya fa nekkoon kenn ku ci nekk responsabilité bi nga def ci affaire bi nan la ko yen ba ñeneen ñi mën ci jàng ba ëllëgee mu bañ a amati voilà man loolu laa gis. merci beaucoup Mame Gor ma jox rek ki nga xamante ni moom mooy Mouhamed Diallo mu daal di réagir aussi par rapport ak dogal yi nga xam ne waa kër docteur jël nañ ko déjà. waaw d'abord lii lu ñu mënoon xaar la parce que. bu lu mel ni amee ci benn structure bu mën a doon dafa am lu ñu tuddee la responsabilité ak la culpabilité bu nekkee li nga xam te moom moo xew ci hôpital Louga du ñu ne le directeur de l'hôpital il est coupable mais dina ne il est responsable parce que ci këram la mbir mi amee te li gën a exacerbé mbir mi mooy bi mu defee conférence de presse aussi ay waxi layam la fa wax loo xam ne nii ñu bëri jàpp na ne sax alaa li ñu jëwaate la parce que nit koo xam ne 9h30 ba 5h30 mu nekkoon ci benn hôpital ba ñu mu ñàkkee bakkanam ngay wax nii ne mbirum bi kenn assisté wu ko voilà ngay wax mbir mi ndogalu suñu borom la
loolu jàpp naa ne loolu yabaate weesu ko donc lii mesure la boo xam ne nii da nga ko doon xaar beneen mbir moom mooy justice aussi dugal na si loxoom ba fi ñuy waxee nii sax ba sànq am nañ ay xibaar ne que ñi nga xam te nii ñoom ñooy waa kër docteur yi nekkoon jamono jooju sa hôpital ba ñu ngi leen doon déglu sa police ndaxte danoo jàpp ne ku si nekk war nañ mën a situer responsabilité yi nga xam ne nii moom lañ si am beneen mbir mooy war nañ ko suwaat bu baax a baax mbirum hôpital boobu parce que am naa ay xibaar ne que leer loogu ma ko nag ndaxte am na benn directeur bu fa nekkoon boo xam ne nii c'était un médecin militaire commencé woon fa def liggéey bu am solo waaye ay mbuxam ak nangam fexe neen ba mu jëlee ko fa kon ñu wane ne que hôpital boobu tamit lu dara saytu ay mbir la beneen mbir mooy sage-femme de manière plus générale du ma yem si ñoom sax mais de manière plus générale si hôpitaux yi parce que bu ñu wax garde dañuy yaakaar ne benn nit la or garde du benn nit c'est toute une équipe amaana li mbir mi dem bu nekkoon ña fa waroon nekk ñu nga fa sage-femme mi nga fa gynéco mi nga fa ak yeneen médecins itam ñu nga fa amaana dina am ay échelons yoo xam ne nii balaa nga fay franchir ba àgg si 5h30 du matin ba soxla si di ñàkk bakkanam amaana di nga dal si koo xam ne nii dina mën indi solution kon garde yi tamit war nañ koo xalaat bu baax a baax chaîne de responsabilité ak chaîne de valeur bi nga xam te nii moom la ñuy laaj si hôpitaux yëpp saa su ne pour ñu fay nekk il faut que tam ñuy xool ndax ñu ngi koy respecté ndax corps yi fa war a nekk yëpp ñu ngi fay nekkandoo parce que aussi bu nekkee benn sage-femme moom mooy nekk war a gérer ay nit yu bare parce que aussi problème de programmation da nga koy wax si biir bu nekkee ne problème de programmation la mën na laal problème de lii mën na laal leneen kon mën na am sax day jël sage-femme bi mais bu nekkee sage-femme bi moom seen way tax koo rafet noonu kon mbir mi système bu gën a xóot bu gën a yaatu la ni ko maa ngi ko waxee président c'est vrai inauguré na fi ay hôpitaux ak ay nangam ay pont ay terre ak nangam waaye suñu hôpitaux itam buñ ko sampee pare laaj na ñu équiper leen bu baax a baax waaye itam ñu gën a recruter personnel de santé boo xam ne nii dina mën a tax yu mel nii ñu koy éviter au maximum gis-gis boobu daal laa si am amento jërëjëf bon bara ma sànni ci benn mot xam nga moom sànq dafa wax ni hôpital boobu am na benn médecin militaire bu ñu fa yóbbu woon mu ko doon réglé dañu war a def ci hôpitaux yi ci Sénégal yëpp parce que boo xoolee ñu bëri léegi bu ñu feebaree il préfère dem ci militaires yi ñu faj leen parce que dañu mën a faj ba pare amuñu caaxaan rigueur la ñuy def ñu jël hôpitaux yi nekk Sénégal yëpp ñu créé décret ñu ne ay léegi militaires yi ñoo koy jiite ñu jël les médecins militaires mën nañ jël ñeen ay civil mais ki koy jiite tête bi nekk un médecin militaire xam nga ñoo am ñu caaxaan te li tax loolu sax di pertinent Mangor mooy ñu si bëri seen heure yi ñu war a nekkee si hôpitaux yi yenn saa yi dinañ trouver ay moyens ba dinañ am benn ruxu boo xam ne nii fa la ñu amee seen consultation nangam dans le privé fexe ba sàggane li nga xam te nii moom mooy le public mooy waral yenn saa yi ngay dem doo fa fekk médecin wala nangam wala nga fay fekk benn nit situation bi ëpp ko doole ba du xam nu mu koy gérer muy indi genre jéye yi mais qu'est-ce qui pousse justement cette personne là à aller chercher ailleurs ndax bu ñu nekkoon ci condition yi nga xamante ne mooy yi war dinañ dem wuti ji leneen mais xam nga condition moom man dama jàpp ne du daj dafa am yoo xam ne mbirum éthique la mbirum déontologie la mais tamit bu nekkee ne aussi da nga nekk ci public ñu lay fay nga bëgg a exercer dans le public même bu nekkee aussi nekk dans le public nekk dans le privé en même temps man jàpp naa ne ça pose problème je ne pense pas que yoon may na ko mais même bu la ko yoon may à supposer que yoon may na la ko nekkul c'est heure de travail la ko yoon di may mais boo demee ba yow dans say activités privées loolu c'est valable pour les enseignants c'est valable pour ñeneen yow say activités privées nga primer ko dans le public te yaa ngi en même temps dans le public di bénéficier ay avantages du public foofu noonu damay jàpp ne problème éthique day posé bu baax a baax. xam nga boo xoolee hôpitaux yu bëri mooy même clinique yi xam nga clinique moo gën a cher. mais soo xoolee clinique yi man comme suma yaay bi laaxu yàggul il y a 2 ans si ginnaaw avant Covid bi entré woon naa ko hôpital Fann. kii fii bi nekk fii Grand Yoff. CTO dañu mën a faj. te par groupe lañ doon ñëw di xool maire bi man jour boobu maire bi def na fi lu mat 1 mois mais dama ni ñii franchement ay jàmbaar lañ. mais tey man pour man Diallo moo tax sama xel dem ci loolu dañu war a def benn décret boo xam ni hôpitaux yi nga xam ni yëpp c'est des hôpitaux yoo xam ni public la. ñu jël ay militaires. médecin militaire ñu jiite ko rigueur lañ fay teg gars yi kenn du tardé dinañ liggéey léegi nag sa heure yi nga xam ni liggéeyoo ko su la neexee mun nga dem liggéey si ay clinique mais buñ fa tegee nga bañ a manqué say horaire waaw buñ fa tegee militaires yi man jàpp naa ni ñoom mun nañu faj te rigueur la ñuy dawal loolu laa gis merci beaucoup Mame Goor ma jox Aïcha Thiam laa Thiam mañoon pour ñu tëj chapitre boobu dem ci ñaareelu runkum bi soxna Aïcha mu ngi noonu fii Mame Goor commencé sànq lay tàmbale mooy fi nga xamante ne da nga am yaakaar pour dem fajoo fa sa gëm foofu ngay dem léegi di am loraange wala sax da ngay gis ku si mel ni sama yaay bu feebaree naan bu ma yóbbu hôpital parce que déjà am na traumatisme bu demee hôpital accueil bu mu fay fekk
ak li nga xamante ni moom lañ koy traité donc c'est vraiment dommage hôpitaux yi war nañu xoolaat bu baax a baax ndax pas mal que barki démb lii mu ngi xew suñu kaw démb on a eu benn nouvelle fii ci benn clinique de la place un infirmier di def ay attouchement ki nga xamante ni moom mooy patiente yow nit ki ñëw feebar nga war koo faj tu te permets jël sa loxo di def ay yëf ci ay parties intimes donc où va notre pays c'est vraiment déplorable quant à ki nga xamante ni xool température am wala non da ko doon ay attouchement la ko def si ay parties intimes da ko doon làmbatu. waaw j'ai suivi ça il a été même condamné. il a été condamné donc yow patiente ñëw feebar amuloo loo koy faj lu dul ngay profito attouchement yi mënoon na dem ba ci viol maara day taali ko bu yuuxul woon donc mu ngi ci ay loxo yoon nekk na loo xamante ni c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage dootoo xamante fan nga jëm sa gëm privé la loolu amee waxuma laak nag yow nga dem si public quant à ki nga xamante ni moom mooy directeur hôpital bi yaakaar naa lii peut-être comme ni ko Absa waxee c'est juste pour étouffer un peu l'affaire te vraiment nit yi du ñu bàyyi bii mu jàll parce que mais li dafa am solo de. lii dans les normes sax le directeur de l'hôpital moo waroon démissionner boppam parce que dafa am mbir yoo xam bu amee. yaay tu es coupable tu n'es pas coupable fekkee nga ko fekkee. yow à la place de démission dafa toog di jéem a sauver seen peau. mais je pense que mesure bi président Macky Sall jël lu baax la. ça va servir d'exemple les autres directeurs d'hôpitaux yi nga xam ñoo nekk ci biir réew mi. ñu gën a vigilant ci lii seen agent yi di def. ndaxte ñoom d'une manière directe ou indirecte dañuy nekk responsable te dañoo war a rendre. effectivement parce que dès le début il n'a pas été responsable parce que d'après la mère de Astou Sokhna bi jéyee bi amee bi ñu ko woowee maanaam daf leen bayal ci ay wax dinaa fa ñëw comme si benn mouche moo dee wala benn xar moo dee ci kër gi donc xaw a minimiser un peu la chose peut-être xalaatul woon mu yegg si fi ni mel donc nekk na loo xamante ni moom comme ni ko Diallo waxee moom moo waroon njëkk a bàyyi mais comme que bàyyiwul dem na ba kii di président Macky Sall jël décret bi c'est benn décret bu ñoo xam dañ koy saluer bu baax quant à sage-femme yi fa nekkoon nag ñooñu moom waxuma limogé rek waaye nañ leen tëj ba damm caabi yi ndax nekk na nit yoo xamante ni nee naa sans cœur lañ duñu ay être humain ndax yow sa moromu jigéen nekk ci diggante fi nga xamante ne dañuy teg dund teg dee yow nga waroon koo sauver waroon koo jàppale te yàlla rek a tax de 9h à 5h du matin mu lay tiim sonn naa mënatuma nga xool ko ba li am waroon ñàkk donc damay naan lu waroon mën a ñàkk la nekk na loo xamante ne c'est vraiment déplorable ak jëkkëram tamit mu dund traumatisme yu bëri 2019 il a vécu pareil doomam dem ci condition yi nga xamante ni peut-être c'est un peu pareil 2022 tamit soxnaam plus doomam tamit dem ci condition yi nga xamante ni dafa métti torop di koy ñaanal yàlla may ko xolu muñ Astu tamit ñu koy ñaanal fi mu jëm gënal ko fi nga xam ne moom la jóge te tamit duñu bàyyi déjà jigéen ñi suba amee dañuy def sitting incha allah pour rendre ko moom li di mémoire am incha allah. pour rendre ko. hommage. mémoire am lañ koy hommage. yàlla bàyyi sama xarit bon man je pour que dirais que justice soit faite pas hommage c'est pour que justice soit faite. waaw d'accord waaw sitting a commencé kii si lamp yi commencé fay si alors man je dirais que c'était prévisible par rapport ak décision bi nga xamante ni moom le président Macky Sall jël donc man damay ñëw rek rejoindre leen moo di saluer décision bi parce que aussi li may bañ a dégg moo di maanaam dañ ko def nii rek juste pour étouffer mbir yi non nit ki boo defee erreur wala nga def faute grave il faudra que nga assumer responsabilité yi nga xam ne moo si am te ce qu'on attendait du président ndax aussi bu ko defutoon dinañ fi toog di wax naan président Macky Sall lan lay xaar ci jël ay décision par rapport ak lu demel donc c'est à saluer maintenant nag li ci ëpp solo mooy ñu fexe ba jëf yi nii bañ fee amati mu interpeller aussi képp ku nga xam te nii tey ji médecin nga jàll pour rassurer la par rapport ak li nga doon douter léegi mooy ndax may nañ leen pour ñu am ay yeneen heures yi nga xam ne dañ koy def ci yeneen nu mu tuddee sax ay structure c'est effectivement vrai may nañ leen ñoom ay heures yu nga xam te dañ koy passé xar matt mais li ci am solo mooy est-ce que xar matt boobu noonu duñ ko gën a sax prioriser que ne li nga xam moom moo nekk public bi loolu aussi bu fekkee moom mooy am c'est quelque chose à déplorer man dama gis tey benn post boo xam ne bëggoon naa ko partager ak yéen pour vous dire que ne rek maanaam dëkk bi même bu fekkee ne tey jii actualité moom mooy ci secteur santé bi mun naa wax ne fépp ay nuux-nuuxi fépp am problème te c'est vrai que c'est que rek maanaam bii dafa siiw bii ñu médiatiser ko mais mun naa wax ne fépp moom moo nekk fu nga xam te ne nii dafa am problème ci biir réew mi ndax maa ngi gis benn poste mu ne da ngay dem police ñu jànni la nga dem gendarmerie ñu toroxal la nga dem tribunal ñu tiital la di la napp nga dem ci direction yi ñu lay ignorer nga dem état civil ñu lay tardeel donc nga dem ci hôpital ñu toroxal la kekkantoo la
rey la donc mun naa ne Sénégal maanaam ci fépp foo laal rek am na lu nga xam te ni maanaam sénégalais bi ci boppam boo fa demee dana fa gis lu nga xam te ni peut-être du ko neex. suñu réew mi si boppam moo joxul gëdd nit. doomu aadama lañ joxul gëdd joxuñ ko gëdd. suñu réew. c'est compliqué quoi. waaw moom daanaka li ngeen wax yéen ñëpp am na de mais man li may interroger rek ci nit ku nekk mooy ñu dawalante yërmande suñu biir am na yoo xamante moom quoi qu'on puisse dire il faut nga ñàkk a nekk nit doomu aadama am yëg-yëg rek pour nga sañ koo def nit. non waaw parce que comme kii li mu wax mën nañ ko def mën nañ par exemple ab sa kii mu ngi wax ñu jël militaire teg fa mën na nekk ab sa mu ngi doon wax est-ce que conditions yi ñu leen jox doy na am doyul loolu tamit mën nañ ko xoolaat mais nekkal doomu aadama ba pare c'est-à-dire même bu ñu la fayul ci dara boo rombee nit buy souffrir xanaa nga war kaa mën a sauver waxatuma la ak ñu ne sa métier la yow yaa ko taamu c'est-à-dire kenn bëmaxu la ci kenn takkul baat put ne la par force di nga jël métier bi yow yaa ko taamu mais métier boobu boo ko taamoo ba pare ne yow da ngaa bëgg sauver doomu aadama yi parce que man d'habitude dama daan gis sax xale yi nekk ci kër gi bu ñu gisee kenn ku lewet wala ku bëri yërmande ñu ne kii de nañ fexe mu dem defi médecine loolu nañ daan wax da ngay gis benn booy bu lewet wala bu nii ñu ne nañ kii moom nañ médecin lay doon bu màggee dafa bëri yërmande mais léegi yow ñooñu nga xamante ne nag ñoom lañ daan bàkkee loolu amuñu benn yërmande man avant ay état ak ay salaire ak ay nangam mais naka la doomu aadama war a tiimee moroomu doomu aadama muy souffrir nga koy seetaan man loolu ça me pose problème te loolu nag il faut que ñun ñëpp ñu def ko suñu bopp def ko suñu xel que dañoo war di dimbalante comme li ma ñoon wax sànq c'est-à-dire ba ci tali bi rek la waa ji bàyyi tali bi sax dañ la ciy bundu xataal tali bi nga xam ne ku ne da ngay romb dem te ku nekk wóoru la ndax di nga àgg foofu sax dañ fay bundu xataal maanaam dañ ciy nekk wóoru la di nga àgg te dem dong moo leen boole dem rek gis ku ñëw ne la kay xam ñuy bundu xataalante du ma dem kenn du dem waaw mais c'est vraiment dommage donc dafa am yoo xamante ne nii c'est-à-dire du ay état du ay nangam naam mais bon sens affaire de nit la waaw affaire de nit ak moroom nit bi am Ouest Foire barki démb maa am priorité amoo priorité nangam taan génne pistolet rey bakkan dee na après nga regretté loolu comme li ngay wax rek lay fi ne maanaam xol bu bon ak manque Ouest Foire fii si wetu Brèche Dorée bi maa am priorité amoo priorité arrière ak kële dem mais non ba ngeen ñàkkante fa ay bakkan après ngay soog a rendre compte ni que rey naa nit donc pour la il faut ñu tàppe xol il faut ñu tàppe damay dem waaw du ak musta mooy suñu chauffeur ba woon nu mu tuddati avant Zonzé keneen jiili ba mu yéegee ci raps bi jëm si fii dafay bàyyi woon oto bi dem këram ñëwaat jël raps bi jëm si fii 100 francs moo ko waa ji mu jox waa ji pièce téeméer waa ji ne ko waxoon naa la 100 francs la aw ma wecc moo ko waa ji ñu ciy xulo ba saa yi ne ko par force dig ma wecc sama wecc wala ma rendi apprenti bi ne ko rendi ndax 100 francs am téeméer bi maa la ko may wàccal rendi rek ndax 100 francs jaral ma ko delloo ko téeméer bi ne ko wàccal saa yi boo ñëw fii toog rus ne ma tey laa rus ma ko xew mu ne apprenti bi laa ma xuloo ci 100 francs mu delloo ma lépp ne ma maa la ko may wàccal man kenn ma rendi ndax 100 francs bu bëri doole dafa bëri doole des fois di nga def dara loo xam ne après nga koy def sax après regret ay sama waa ji ñu tëj rek boobu jàll ca ñaareel ba léeg-léeg mu niru yëfu maa tey ndax amet ki ne ci public di def yëfu maa tey mooy dem ci privé ba ci boppam dafa def liggéey boo xam ne bu mucc ayib lay doon donc bu ñuy wax ci question de personnage tamit am na leneen loo xam ne la ñu war a xoolaat donc sanction bi ni mel tey bu demee bay wàcc ci benn côté am na loo xamante ni lu ñu war a mën a xool da cee bokk nag décision bi nga xamante ni Macky Sall jël na ko c'était prévisible lu mënul ñàkk la mais quoi qu'il en soit li ci Mame Ngor wax également lu am importance la que ñu technique koo xamante ni dina mën di liggéey ak rigueur parce que kooku surveillance am déjà parce que gars ñi tant que ñu nga xam ne am na kuy surveiller ci couloir yi rek dina tax lu ci bare bare lu ñu naan def nañ ko respecté parce que tey nit ki ne ci public bi di dof doflu mooy dem tey ci privé bi ñu def yëfu nit kon loolu li muy nurul mooy yëfu maa tey parfois mais Mame Ngor li mu wax nag bu ñu ko defee kon jàppale na ci réew mi bopp réew mi ab militaire lañ fay teg de non rigueur bu fekkee rigueur la ñu appliqué moom ndax souvent ni administration bi yi ñu topp moom mooy ña ca kaw boo xoolee effectif militaire bi ñu am bëri na te tey jii boo xoolee gars yi chaque jour dañuy wax ni ñoo mais CTO fii soriwul fii mais ku jaaxle ñu bëri fa la ñuy dem te ñoo mën a faj. non bëri na ay hôpitaux de référence voilà c'est pas bëri na des médecins de référence yoo xamante ne duñu sax ay militaires. rigueur bi nga xam ne ñoom am nañ ko Gaspard Camara voilà mais léegi nag boo jëlee ñoo xam ne du ñu may gars yi benn virgule duñ la ko may ba heure ngay ñëw wàcc heure soo kiiwul ñu rapport la suñ la rapporté 3 fois wala 4 fois ñu xool nan lañ koy kiiwee après soit ñu wàññi sa salaire wala ñu daggal. Mame Ngor yenn saa yi système bi dina tëddee noonu boo ñëwee di dëggal yenn saa yi ña si suuf ñooy def seen i lobby xeex la ba nga jógee fa
loolu mën na dal ku ne maanaam yow yaay nekk si kaw di jubal mais ñi si suuf ñooy def seen lobby seen kii di la wax di la sosal di la nangam ba après yow dañuy sonal kilifa yi ba ñoom dañuy préféré jëlee la fa ngir nekkaat si jàmm ku mel ni Guy Marius Sagna par exemple Guy Marius Sagna booy xoolaat jaar-jaaram bu muy nekk hôpital bu Ziguinchor di liggéey si hôpitaux yi da ngay gis ne jamono yi muy gérer ressources humaines lii taxoon mu ko doon gën a buntu xataal moom mooy da doon dénoncer injustice après booy xool dañ koy écarter di ko écarter injustice la dëkk fa ñu waaw di ko écarter di ko écarter di ko écarter ba xam te après mooy loolu